asalaamaaleykum yéen ñi di ñu seetaan fii si leral.net Leral TV canal 33 bi tey nag yéen a ngi waat seen émission comme politique mais cette fois-ci benn spéciale édition na leen defal comme politique comme vous le savez chaque jour dañuy wër actualité bi xool les personnes qu'il faut et qui sont à la place qu'il faut pour ñu mën a waxtaan ak ñoom autour d'un débat constructif productif et positif maanaam gindi leen ci situation bi jox leen ay actualité yoo xam ne dina leer te wóor tey nag dañoo ñëw foo xam ne nii day metti ci dëkk bi foo xam ne nii ñu bëri bëgg nañ ci am ay information bëgg ci am ay leerlu ci jamono yi nga xam ne Covid bi impacté na population bi ci fànn yëpp ak ci anam yëpp tey nag dañoo ñëw seet ci ministère du travail du dialogue social ñu ñëw nag seet ci comme monsieur le ministre monsieur Sy ñu daal di koy bàyyi mu nuyoog askan wi rek monsieur Sy bonjour salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay nuyu Zeynab di nuyu sa naataango yi nga àndal di nuyu mbokk yi ñuy seetaan ñëpp. monsieur Sy sans plus tarder lu ñu daal di dem ci question bu njëkk bi rek mooy jamono ji nga xam ne Covid 19 bi sonal na askan bi yëpp te ndaw ñi surtout nekk ci ay jafe-jafe sa wàllu liggéey muy ministère du travail. ñu bëri di xaar liggéey lan nga jot a def loo xam ne mën nga koo partager askan bi fi mu toll nii ci wàllu impact bi Covid bi def ci milieu. waaw li ñu njëkk war a seetlu mooy Covid bi ñëw na yàlla moo ko indi dalul ci Sénégal rek waaye dal na ci àddina bi yëpp ndax dundini àddina bi moo tax bu dalee fenn day laawaale ñëpp àddina bi àddina roofoo la àddina jokkoo la. dina dem ak dikk ba tax na bu dara xewee fenn rek jaadu na mu gaaw bu dee luy wàlle la mu gaaw walangaan ba laawaale ñëpp fi ñu toll nag mooy addina bi yëpp xawoon na jaxasoo ndax pandémie bi Covid bi nga ne nag ci wàllu xëy jaaxle am na nga tippoo ci surtout ndaw ñi nga ne jaaxle nañu waaw ndaw ñi jaaxle nañu waaye mag ñi jigéen ñi góor ñi amul képp koo xam ne jaaxle woo ci li xew. Message bi nga xam ne mënees nañ ko délivrer ci circonstances yooyu mooy bu jafe-jafe amee nit ki war nga jiital sa xel ak sa xalaat mu war la woon itam li ci war a topp rek mooy comme daanu am na mooy jóg faxasu dox maanaam comme li yàqu bari na comme lu tënku bari na comme li ñu war a def bari na bu ñu futteekoo liggéey war na mën a am ñu war nag ñun ñëpp ñu aar suñu bopp aar suñu njaboot def li nga xam ne moom la ñuy xam nekk ci milieu santé bi wax pour en tout cas ñu mën a endiguer pandémie bi mën a seexi ay jéego dem si kanam. jërëjëf fi mu toll nii ci jamono yi Covid bi gis nañ ni que defoon nga ay génn maanaam pour wax ci ay yoo xam ne tëddal ngeen ko daal pour liggéeykat yi est-ce que loolu am na suivi tey. est-ce que am ngeen ay jàngat yu ngeen ci def ndax liggéeykat yi boobu ba tey ñi nga xam ne ñoo leen di liggéeyloo ñu ngi topp charte yooyu nga xam ne tegoon ngeen ko comme mesure. waaw li ñuy war a njëkk a tàkk seetlu mooy comme pandémie bi ñëw na nga xam ne dafa laaj ñu tënku daanaka addina bi moo tënku mooy ñu jéem a yem gàttal tànk yi tax na toog nañu ay weer avion demul pour wax ko bu gaaw. bato itam demuñu noonu oto yi seen bopp sax seen dem ak seen dikk dañ ko xaw a yemale bu baax a baax loolu nag bu amee mooy képp koo xam ne yaa ngi doon jóge bitim réew di dem réewoo réew war a dal fenn fu ñuy naan ay hôtel sa dem dafa wàññeeku bu baax a baax mbaa sax dafa amatut bu hôtel nag amatul gan daanaka togg foofu du am bu togg amul jënd ak jaay dina gàllankooru donc yëf yi effet systémique la am laawaale ñëpp. addina bi tënku na ci wàllu woowu ñun ne nag ñun fii Sénégal bi ñu seetloo rek ne mbir mi mu ngi ñëw président de la République dafa ne nañu xalaat nañu gëstu nañu jiital suñu xel xool lan moo ñu war. bi pandémie bi amee rek ba Sénégal mu wóor ñu dañ ko rek ci président de la République gannaaw bi mu dalee ay pàcc askan bi dafa taxawal benn plan boo xam ne daf ñu war a nekk benn plan de résilience économique et sociale ci biir plan boobu am na ci pàcc boo xam ne li ko yëkki mooy naka la ñuy fexe ba aar maanaam sàmm xëy ak liggéey ndax président dafa seetlu ne bu fekkente ne crise am na
warees nañ njortu ne ku nekk da ngay xool ci sa bopp jéem a def daal noo ñuy wax ci tubaab pare au plus pressé. bu ñu bàyyee nag ku nekk doxale noonu mën na am njeexital bu xaw a metti ci liggéeykat yi ak bérébu liggéeyukaay yi ba tax na ordonnance bu mu njëkk a jël mooy mesure bu mu njëkk a jël mooy benn ordonnance boo xam ne dafay réguler maanaam ni ñuy war a doxale ci biir loi d'habilitation mu ne ci biir pandémie bi durant l'état d'urgence tere nañu bépp employeur mu séparé wu ak liggéeykatam di ko lié ci ay motifs économiques naam xat-xat dina am waaye nag yéen njaatige yéen ñiy xëyloo bu leen dàq benn liggéeykat ñaar mu ne bu fekkente ne yëf yi dem na ba xataay bi tax na ne chômage technique mënut a ñàkk mu ne yow mi nga xam ne da ngay liggéeyloo di xëy lay ay nit boo yóbbee ñooñu liggéeykat ci chômage technique ndax amoo beneen possibilité na nga jàpp ne liggéeykat bu nekk li fi nga ko doon fay téeméer di nga ko jox au moins juróom-ñaar fukk ci payoram nga ne ma nag fan lañ ci toll à l'heure du bilan bi ñu génnee ci état d'urgence bi seetlu nañu bu baax a baax en tout cas ci bilan yi nga xam ne am nañ ko patron yi nga ñuy xëyle appliqué nañu ordonnance boobu dëgg la am na ay bërëbu liggéeyukaay yoo xam ne chômage technique am na fa d'ailleurs suñu chiffres yi ñu am les derniers chiffres dañuy wone ne am na fukki junni ak juróom-benn ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn liggéeykat yoo xam ne yóbbu nañ leen au chômage technique waaye liggéeykat yooyu yëpp ñu ngi leen doon jox au moins 70% de leur salaire ci période bi ñu vivre yëpp ñu profitoo ci pour féliciter travailleurs yi féliciter employeurs yi ndax seen état d'esprit may nañu ba période bi yëpp ñu dund ko en dépit des difficultés ñu dundin boo xam ne xaw na tane donc globalement les employeurs sont évertués à appliquer la recommandation première bi nga xam ne président de la République joxe woon na ko ci biir période boobu. léegi jamono ji nga xam ne gis nañ ne que milieu bi du travail bi dina métti lool ndax yéen a ngi waajal post Covid 19 pour que taux de chômage bi ñu amoon bañ a jéggi dayoo. waaw est-ce que ñu ngi koy waajal bu baax a baax d'abord premier moment waajal bi mooy bi ñu tolloo sax ñu ngi ci biir d'ailleurs ba léegi. bi ñu tolloo ci biir pandémie bi. ndax am na noo xam ne pandémie bi bu la dalee noonu nga am noo ko encaissé nga sëgg say fondamentaux yëpp jaxasoo. foofu dina tax suuf lool. donc le plan de résilience bi ñu taxawal. bi nga xam ne benn pàcc bi wax naa ko mooy fexe ba contenir maanaam impact bi en termes de préservation des emplois. de préservation des revenus des travailleurs. nekk na lu am solo. waaye nag yemuñu woon foofu rek am na lu président tabaxoon pour tam ñu jéem a gunge ñi nga xam ne ñooy xëyloo ndax nag loo laaj employeur bi nga jàppale liggéeykatam. nga bëgg mu continuer di fay bu fekkee ne bërëb ba daa tëj. courant war fay ndox war. fay yeneen i charge war fekk dara du dugg bu yàggee day metti moo tax ci plan de résilience bi am na ay mesures yu ñu jël d'ordre économique et social yoo xam ne d'ordre fiscal également ñu doon dimbale di gunge njaatige yi loolu lépp day may ñu encaisser relativement positivement impact Covid bi pour mën a relancer wu léegi nag fi ñu toll mooy président mu ngi togg benn plan boo xam ne post Covid la pour ñu fexe ba fouetter suñu économie benn ressortu plan yi mooy d'abord la conviction bi nga xam ne war nañ ko am ñun ñëpp mooy ne comme li yàqu bari na comme li taxaw bari na comme choc bi metti na nañ jàpp ne li ñu war a def dafa bari tax na président tegtal bi nga xam ne joxe na ko yàggul dara mooy nañ jàpp ne fépp foo xam ne dañ fa doon liggéey benn war nañu ci li des si diir bi pour année bi jeex liggéey fa ñaar tax na par exemple pour le gouvernement ay mbiru noppaloog yooyu du am mais dañu bëgg surtout stimuler économie bi li ci des nag mooy njaatige yi liggéeykat yi bépp sénégalais na nga xam ne relance bi ñuy mébét sa mbir la boo ko defee sa mbiru bopp xar si sa tànk tubéy def si li la war sa morom def ko rek bu soobee yàlla dinañu contenir impact bi te mën a nekk ne buntu xat-xat bi mën a nekk buntu naataange bu ñu yàlla réserver. gis nañ ne Sénégal liggéey bi ëpp doole mooy ci milieu informel bi te milieu informel bi secteur informel bi occupé na daanaka genn wàllu askan bi yëpp ndax ñu ci bëri dañuy jógee ci région yi ñëw Ndakaaru di liggéey léegi nag ñooñu yan plan ngeen leen préparer wala ban sóoraale ngeen leen sóoraale ci jamono yu metti yi. ni nga ko waxee secteur informel daanaka moo gën a am takkute
secteur formel bi ci volume ñi nga xam ne mu ngi leen doon liggéeyloo bari na ci sénégalais ci secteur informel bi la ñuy dund lan mooy secteur informel mooy secteur boobu dafa laawaale ñi nga xam ne dañuy xëy seen xëy bi moo leen di may seen njël daanaka donc bu ñu xëyulee daanaka njël du fa taxaw xam nga ku mel noonu mbiram dafa yombul lool rax si dolli secteur boobu dafa enveloppé ñoo xam ne seeni cotisation sociale amul maanaam lu ñu waajal ëllëg en terme de bu fekkee ne ndog am na lan la ñuy fajoo bu fekkente ne mag ñëw na naka la ñuy amee à la retraite benn njàngat boo xam ne war nañ ko jëlee ci pandémie bi mooy war nañu fexe ba suñu secteur informel ñu gën ko organiser ba ñu avancer ci en direction de la formalisation dañuy naan si wolof ëllëg du añ du reer waaye jar naa sédd boo ko bëggee sédd nag doo xaar ba mu nekk ne yoon da nga koy waajal waajal mooy li ngay am tey nga di ci fell as tuut nga di ko teg pour ëllëg loolu lu war la defe naa ne kuñ ko wax war nga ci yow waaye itam war nañu yow ci ne même bu fekkee ne du question màgg rek ndog moom day am rek lan ngay mënal sa bopp bu fekkee ne yaram bi bu mënoon xaw na gàllagoose ak yooyu mooy loolu itam dafa baax ñuy koy waajal li ci des nag mooy mesures yi ñu jël du rek ay mesures pour préserver emploi champ formel bi mais booy fàttaliku bu baax a baax président dafa décider ne war nañu gunge citoyen sénégalais yi ménages yi mooy ñu fexe ba kër gu nekk ñi ci gën a néewle ñu fexe ba as tuut nekk fa loolu nekk na jàppale ci nga xam ne bu liggéeyul waaye mu ngi ci koñ bi nga xam ne lim doon am demewul noonu bu fekkee ne lim nañ ko ci ñi nga xam ne war nañ leen gunge am na njeextal boo xam ne day am ci mbiram bokk na ci ay ñoo xam ne ay lu mel ni ndaamaar lañu yor dañuy dawal ak yooyu ñun ñëpp ñoo mën ay entraves yu sérieuses ñun ñëpp dimbale nañ leen ci wàllu yooyu am na tam ay facilité d'accès au crédit boo xam ne taajal nañ ko waxuma rek ay njaati yi nga xam ne dañu am ay entreprise yu rëy mais ñi nga xam ne dañu yor ay secteurs yu ndaw di am fa xëy ñooñu tam am na ay facilité de prêt bu ñu leen accordé boo xam ne peut-être dina leen may ñu souffler tuuti xaw a jógaat l'un dans l'autre mbas mi comme dafa laawale ñëpp plan de riposte bi nga xam ne tëgg nañ ko gouvernement bi tëgg ko président tëgg ko dafa jéem a bañ a fàtte kenn moo tax nag secteur informel bi tam am na ay mesures yoo xam ne def nañ ko si ñoom ñu yaakaar ne en fait dinañu reprendre enfin ci aspect question boobu nga posé defe naa ne war nañu bàyyi xel ne bokk na si li ñu waral tam bi ñu doxalee ay weer tuuti ñu xoolaat suñu stratégie ba xaw a yolomalaat yenn yi dem beeg dikk bi xam nga avant dañ ne woon ne dañ koy téye lépp waaye dañ ko xaw a bàyyiwaat teel a maanaam fatu bi dañ ci génn progressivement yooyu yëpp pour relancer secteur informel bi la léegi fi mu toll nii ñu gis ne que Covid bi indi na fi yu bees yoo xam ne amoon na fi sax waaye maanaam daf ko gën a da ko booster mooy ay télétravail ak yu ni mel secteur professionnel bi nga xam ne tàmmuñu woon di utiliser trop le numérique le digital ñu nekk ñoom ñu bëri utiliser télétravail boobu comme liggéey en tant que ministère du travail lan ngeen ci def comme ay matuwaay et puis lan ngeen ci nar a def après parce que lii ñun ñëpp gis nañ ne indi na beneen yeete pour le milieu du travail. seetlu nga ne bi mbir mi tàmbalee maa ngi doon tuddal ordonnance bi président jël ordonnance bi dafa newoon ne bu kenn perdre emploi am ndax rek ñu naan difficulté économique am na loolu di benn mu ne woon tam balaa sax ñuy yóotu chômage technique nañu xool ay mesures alternatives lan lañ mën a def ba tax na mesures alternatives yi amoon na ci travail par roulement maanaam nga xëy suba man ma gontu ngoon après ñu weccoo mbala boog ñu ne benn travail boo xam ne ñii ñi waroon a jël congé seen congé bu jotul sax ñu xëcc ko pour ñoom ñu mën a dem congé libérer tuuti espace ay mesures yu mel noonu jël nañ ko bu bokk na ci nag li nga tudd mooy télétravail maanaam léegi doo xëy dem ci bërëbu liggéeykaay bi forcément mais bu fekkee ne secteur bi nga nekk may na ko nga toog sa kër def sa liggéey defe naa ne crise bi prouvé nañu ne loolu mën na nekk du moins mën na nekk ci yenn secteurs yi donc dañ koy intégrer bu baax a baax crise noonu lay mel day jàngatle maanaam bu difficulté amee xat-xat am nit ñi dañuy jiital seen xalaat jéem a trouver ay pexe yu bees prouvé nañ ne pexe télétravail war na gën a am place suñu réew dëgg la nag matukaay yi yembul fépp waaye suñu réew bokk na ci réew yu gën a avancé ci mbiru mën xarala yu bees yi
léegi nag loolu naka lañ koy intégrer suñu code du travail laaj la ndax suñu code du travail tudd ko woon organiser wu ko woon léegi il faut ñu jéem ci xalaat bu baax a baax man mii bu fekkee ne toog naa sama kër di liggéey naka la ñuy natte volume de travail boobu naka lañ koy organiser loolu lépp il faut que ñu def ko en tout cas nekk na un champ du possible boo xam ne doxalinu àddina ak tolluwaayam moo ko may war nañ ci gën a engouffré wu d'autant plus que bokk na ci mébétu président de la République yokk maanaam xarala Sénégal ci wàllu numérique bi booy fàttaliku le Sénégal numérique bokk na dem ci grand projet du chef de l'État defe naa ne lii moom war nañ ne en tout cas war nañ ko explorer bu baax a baax maintenant il est évident que télétravail am na fu mu mën a nekk waaye am na foo xam ne mënu fa nekk bu fekkee ne man damay liggéey ci bërëb boo xam ne ciment lañu fay defar defe naa ne man mi nga xam ne ciment laay produire pour ma def télétravail dina metti bu fekkee ne man technicien de surface la maanaam damay defar kër yi ak bërëbu liggéeykaay yi di ko setal di ko sellal balaa ñeneen ñi ñëw defe naa ne foofu tam télétravail bi en tout cas en l'état dina jafe waaye am nay secteur yu bëree bëri yoo xam ne télétravail mën na fa nekk te jàpp naa ne dinañ ci gën a dugg. jërëjëf si réponse boobu donc dañuy gis ne que am na jeunes yu bëri yoo xam ne dañ daan yëngatu lu ci bëri si wàllu entrepreneuriat maanaam nekkoon ay start-up ñoo xam ne ñu ngi doog a door ñu gis ne que jamonoy Covid bi am na ñoo xam ne ñu ngi xalaat survivre am na ñoo xam ne moom leer na ne mënuñoo survivre carrément dañuy daanu ñooñu ñëpp ndax am ngeen ay politique yoo xam ne de relance yoo xam ne pare ngeen pour jàppale leen si après Covid bi. maa ngi ko doon tudd sànq nee naa le plan d'ensemble la ñu taxawal boo xam ne dañ doon jéem a gunge secteur yëpp entrepreneur yëpp amul kenn koo xam ne bëgg nañ ko bàyyi maanaam fàtte ko c'est vrai que li ñëw na metti na évidemment plus nga nekk koo xam ne da ngay tàmbali nga am fragilité davantage yi fii metti si yow waaye nag bëgguñu kenn toxi bëgguñu ñu fàtte kenn nee naa la sànq ne am na loo xam ne ci wàllu koom gouvernement bi teg na ko les entrepreneurs yi ñoom ñoo ko moom am na ay conditions yoo xam ne bu ñu ko remplir dañuy yootu ñu dimbale leen ci wàllu woowu ñu yor ko ci wàllu ay finance pour mën a relancer seeni entreprise réeréwuñ mbir ne nag loolu ñi ko yeeyoo nekk na entrepreneur yi nga xam ne xaw nañu dëgër waaye tam ñii doog a tàmbali baax na ñu bàyyi ci xel booy seet lu plan yi nga xam ne tëral nañ ko ci yu mujj balaa sax Covid bi mooy fexe ba jox xëy liggéeyloo may ñu entreprendre ndaw ñi ak jigéen ñi loolu moo tax lu mel ni DER taxaw am na ay mécanisme de financement yu bëree bëri donc même ndaw ñooñu itam nañu xam ne ci mbir mi la ñu bokk te lii am nañ jàpp ne rek épreuve la waaye épreuve dafa war a sculpter nit may ko mu gën a maanaam fudd pour jóg. gis nañ ne que am na ñi nga xam ne nekk nañu ay maire yu jàmbaar yoo xam ne dañuy liggéey ci liggéey toujours ci informel bi mais ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bi gën a ndaw bi mooy maanaam ñi jaay ci marché yi ñi jaay ci mbedd yi affaire yooyu ñooñu noonu est-ce que am ngeen tamit ay politique spéciale parce que nekk na ay couches yoo xam ne je pense que waruñu ko boole globaliser ko ak tuddee lépp formel est-ce que yéen spécialisé ngeen ay politique yoo xam ne da ngeen ne bii pour ñii la bii pour ñii la bii pour ñii la ak ñoom tamit bu dee am na lu ngeen pare ci ñoom ndax information bi yegg na ndax ñoom am ngeen ay préparé ngeen loo xam ne ñoom dinañ mën a xam fan lañ war a jaar ba mën a am ci ndimbal yi. boo seetloo xam nga ñun ñëpp dañu dëkk fenn nekk ci ay goxaan nekk ci ay koñ bokk ci ay kuréel am na ñu bari ñoo xam ne da nga leen di gis ñuy génn teg seen i njaay di ko teg yi bërëb di jaay bari na ci ñoo xam ne dañuy yëngatu ci ay kuréel yu ndaw yoo xam ne dañu bokk ci lu ñu mel ni ay mutuelle ak organisme yu ndaw xanaa nag dégg gis nga suma collègue bi nga xam ne moo yor li ñu naan microfinance taxawaay bi mu am di wër dëkk bi naan ñii jagleel nañ leen lii région bi lii ak lii am na ñoo xam ne dañuy laaj bariwul noonu waaye boo leen dimbalee jox leen ko du question ne li ñu leen di may de manière définitive am na lu ñu leen di may mais ñenn ñi am na loo xam ne da nga koy teg seen loxo ñu liggéey pour ñu mën a gën a sigi en réalité suñu gouvernement bi lan moo nekk philosophie am boo xam ne war na nekk mandarga mooy fexe ba ñi gën a néewle ñi gën a oomle ñi nga xam ne ñoo gën a sonn ñu bañ leen a fàtte ndax ñoo ñëw ñi gën a bari loolu moo tax ñu taxawal yenn politique publique yu bëree bari politique publique yoo xam ne li war ñu soxla ko muy courant muy ndox muy bërëbu jàngukaay muy bërëbu fajukaay muy yoon yu xaw a baax
ñu def ko waxuma rek ci Ndakaaru mais ñu def ko ci gox-goxaan yi loolu boo ko defee ci gox-goxaan yi war nga xalaat tam naka ngay gunge ñi fa dund ñi fay dund ba le minimum ñu am ko surtout ñi nga xam ne ay jàmbaar lañ ni ñu ko tuddee nekk ay entrepreneur lañu au quotidien yor ay foyer di ay jigéen di ay ndaw effectivement ñooñu am na ay politique publique yu taxaw yoo xam ne li ñëpp bokk am na lu ñu ci fell ñu mën ci jot pour mën a relancer seeni activité léegi ñu daal di dem ci liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci milieu yi gën a touché muy milieu transport urbain bi aviation bi hôtellerie bi ñooñu ndax am ngeen aussi ay spécificité de maanaam am ngeen ay jàngat yu ngeen def yoo xam ne yu spécial la ndaxte gis nañ ni ñenn ñu ci bëri ci ñoom ñu ngi waaj a ñaxtu fan yi am na ñu ma lancé ne ñoom dañuy waaj a ñaxtu ndax dañoo sonn dañoo nekk ci situation yu metti ndax ñooñu pareel ngeen leen lu nga xam ne nii dina leen yëkkati te dina leen wan ne yéen ñi yëg ngeen leen. waaw defe naa ne ci 200 milliards yi nga xam ne ñu ngi koy jagleel ay entreprise loolu yéen xam ngeen ko bu baax a baax am na ci pàcc boo xam ne bu am solo boo xam ne secteur hôtelier bi lañ ko jagleel am na pàcc bu am solo boo xam ne secteur transport aérien dañ ko jagleel am na loo xam ne beneen transport bi maanaam yor ndaamaar yeneen yi la maanaam secteur bu nekk am na loo xam ne ñoo ngi la koy jagleel ci wàllu loo xam ne war nga ko mën a yóotu waxuma rek li ñu dimbalee ménages yi ak nit ñi individuellement ak yoo xam ne sax loolu dañ leen ko jox nii waxuma courant bi ñu fay ak ndox bi ñu fay boo xam ne laawal nañu bëri mais dama ne am na ay secteurs yoo xam ne xam nañu importance am ci dundinu réew mi ba ay mesures de sauvegarde jël nañ ko y compris pour suñu compagnie nationale bi nga xam ne mooy Air Sénégal International ndax am na ndimbal boo xam ne moom lañ ko jagleel de manière forte ak yeneen yi nga xam ne mu ngi fiy daw xam nga ne balaa ñuy dugg si ubbi espace aérien bu Sénégal bi au moins ci biir maanaam réew mi pour avion yenn yi commencé nañu mën a dem ak dikk gannaaw bi ñu ko defee pour yenn oto yi donc encore une fois nguur gi ci boppam xam na ne dimbale waa réew mi quel que soit leur ancrage économique wareefam la donc pàcc nañ ko def nañ ko yëpp en tout cas am nay secteurs yoo xam ne lu mel ni hôtellerie ak yooyu ak transport moom defe naa ne am na loo xam ne gis nañ ko léegi nag est-ce que ñëpp li ñuy yóotu li ñuy bëgg li ñuy nàmm ku nekk di nga ko bëgg di nga ko mën a jot ni mu waree ak ni nga ko bëggee woon ragal naa ne du mote noonu y a un effort collectif à faire pour que ñu mën a siggi jóg du question ay ñaxtu parce que bu fekkoon ne li ñuy joxe la rek wala li ñuy partage du am benn problème mais li ngay partage ak li ngay joxe mooy li nga am loolu tam principe de réalité la boo xam ne nañ ko xam bu baax a baax du ma ne man ne naa jot lépp yow nga bañ a am yow tam bul ne na nga am yëpp ñu fàtte ñeneen ñi mais li ñëpp bokk dañuy jéem a sédd ku nekk dafa laaj donc un moment boo xam ne moment de dialogue la moment de débat la moment de discussion la moment boo xam ne dañuy jiital intérêt général bu ñu ko defee rek bu soobee yàlla dañ ciy génn. léegi ci wàllu ñu dem ci wàllu politique actuellement situation sphère politique Sénégal bi yow boo si doon def analyse ban analyse nga ci def. en ces temps de crise surtout. defe naa ne temps de crise bi daf ñu woon nécessité de faire face dans l'unité la plus large possible mooy lan mooy bu jafe-jafe amee dafa am loo xam ne moom la ñu war a jiital fi mu nekk nii peut-être que dañ koy fàtte parce que nit tam loolu mooy dimension boo xam ne bu yéeme la ci nit day tàmm lu bare bari mais soxna si xam nga li ñuy dund nekk na lu yéeme daanaka c'est inédit maanaam am musu fi am bu ma nee musu fi am waxuma musul am Sénégal mais musul am si àddina ci boppam en réalité li am c'est extraordinaire xaw ma ndax yéen seen image yenn yi ngeen di génne est-ce que yéen a ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax yéen ñi koy génne man gis naa ci seen yenn tasukaay xabaar yi ñu wone ay gradeurs yu rëy machines yu rëy yoo xam ne dañuy xar suuf ñuy wàccee ay doomu adama par fournée entière di suul nekk na lu yéeme c'est des centaines de milliers de morts dalul rek ay réew yoo xam ne dañ jàpp ne ay réew yu néew doole la mais mu ngi dal ay réew yoo xam ne jàppoon nañ ne ñoom am na fu ñu egg ci xarala ak mën-mën boo xam ne loolu waru leen dal loolu nag boo ko gisee gis ne au fond nous sommes tous à la croisée des chemins nga gis ne risques yi ngand na lool nga gis ne danger yi am na doole nga xam ne souffrance bi tam tar na nga gis ko ci ñenn ñu bari am na loo xam ne moom nga war a jiital
comment nous en sortir, comment minorer les dégâts, comment préserver le pays, comment faire pour que ëllëg bu soobee suñu borom lii ñu dal en tant que addina mu bañ ñu dalaat. Defe naa ces questions fortes ñoom ñooy les questions axiales yi nga xam ne ci la ñu war a dugg. Questions yi nga xam ne nag c'est des questions secondaires ñu bàyyi leen ba jamono laaj ko maanaam y a toujours une contradiction principale et des contradictions secondaires. Nit nag da ngay ràññee lan mooy priorité, lan moo la war fi mu nekk nii où notre pays, où notre continent, où notre civilisation, notre humanité joue son destin. Am na loo xam ne moo jaadu, am na ci sama gis-gis lu jaaduwul bu fekkee ne kay bëgg nañu delloo politique noblesse am. Politique mooy nañ xam ne dañuy fexe ba tabax maanaam cité bi, maanaam suñu dëkkuwaay. Bu fekkee ne loolu la defe naa ne am na cër boo xam ne moom moo ñu war tey, am na loo xam ne wax dëgg yàlla boo ko dee def peut-être que gisoo li jamono ji laaj. En tant que ministre ñu gis ne que sa domaine d'activité nekk na sa secteur nekk na secteur bu gën a diis bu gën a bëri ay revendications mais yow ñu gis ne que nekk nga nit koo xam ne calme nga macha allah gisuñu la ci yenn yu bëri lan ngay conseiller jeunes yi nga xam ne ëllëg bëggoon nañ ñëw dem ba dugg ci politique ba nekk ministre ba nga xam ne dinañ bokk ci ñi lim ci ñoo xam ne ils font leur travail sans bruit ni tintamarre comme ni ma ko tàmm di waxee. dama lay gërëm di la sant ci taxaw seetlu boobu xaw ma ndax noonu laa mel ni nga wax bu fekkee noonu laa xaw a mel xaw na tane tuuti ça me réjouit lan moo ko jar tintamarre ak bruit est-ce que loolu la jamono ji laaj man jàpp naa ne am na lu ëpp solo bu fekkee ne kay li ñuy yëkki mooy jiital suñu solo suñu intérêt askan bu fekkee loolu moo ñu tax a jóg. yaa ngi tudd mbiru politique man kat bi ma ci doog a dugg mu ngi bëgg a yàgg ndax am naa ci moo compté bu baax lu mot ñeent fukki at. Engagement de 40 ans c'est pas un engagement de 40 jours 40 ans sans discontinuer te fi ñu ko jëlee mooy fi mu gën a méttee li ñu ci dugaloon mooy yaakaar ne war nañu fexe ba suñu réew gën a siggi ambition boobu ñu amoon démb moom lañ continuer di am tey jàpp ne nag dañ ko war a def ak ñi nga xam ne ñu ngi xalaat ak ñun ñëpp. lan lay conseiller suñu rakk yi suñu doom yi suñu jarbaat yi mooy ñu jàpp ne amul dara loo xam ne jomb nañ ko ci lu baax. amul dara loo xam ne war nañ ko ñun bañ a bëgg a yóotu boo am ko bu fekkee ne lu baax la lu jekk la. On mérite le meilleur et on peut l'avoir d'ailleurs on est en très bonne voie. Gis nga peut-être que pandémie bi tax na ba taux de croissance bi ñu amoon ñuy aligné ay 6% à longueur d'année ren dinañ daanu ba ay autour de 1%. waaw ñaax bi nga xam ne mënees na ko ñaax suñuy ndaw mooy nañ gëm seen bopp nañ jàpp ne amul dara lu baax loo xam ne jomb na leen ñoom nañ jàpp ne itam yootu lu baax nam jot si am na lu mu laaj lan la laaj mooy futteeku liggéey bu ñu joxantee loxo bu ñu liggéeyee bu ñu jiitalee intérêt général mën nañu soppi suñu réew hissé ko à la dimension des nations les plus épanouies loolu mën na nekk mais la laaj patience laaj engagement laaj tam au fond un peu de retenue mooy nga xool lu defu ak lu defuwul boo ko ràññee rek bu soobee yàlla suñu borom da lay jàppale. lan ngay wax fi mu toll nii jamono yi travailleurs yi en général Sénégal ban message nga leen di lancer tey. dama leen di jaajëfal bu baax a baax ndax nag liggéey moom mooy tabax réew seen effort seen taxawaay seen farlu moo ñu may li mbir mi di metti am na fu ñu toll xoolal les travailleurs de la santé nekk en première ligne di jouer tous les jours di seen dundin seen bopp ñooñu seen taxawaay bu rafet may nañ ñu egg fi ñu am xoolal suñuy force de sécurité ñu naan état d'urgence naan couvre-feu ak yooyu ñoom ñëpp ñu fees mbedd yi Sénégal gépp ñuy fanaan ñun di nelaw ñoom ñuy veiller xoolal suñuy jàngalekat ñu toll fii jëf yi doy waar ñu woo leen ne leen au front ñëw leen reprendre leen seen warugar ñu ñëw ñoom ñëpp ñu taxaw am taxawaay boobu donc on a des travailleurs qui sont magnifiques maa ngi leen di rendre hommage leen de wax dëgg yàlla veine bi ñu engagé wu boobu la yàlla nañu yàlla may ñu gën ko amplifier au profit de notre pays. Dialogue social et institutionnel fan ngeen ci tollu jamono yi. waaw suñu ministère mooy ministère du travail du dialogue social et des relations avec les institutions. fu ñu toll si waxtaan wi. wax dëgg yàlla commerce bi ñu am avec les employeurs commerce ak échange yi ñu am avec les travailleurs
macha allah bu baax la bu ma soxloo kenn si ñoom amul ay formule amul ay yooyu damay yëkki sama téléphone wala may dox gis leen bu ñu ma soxloo nekkee noonu ñu ngi waxtaan bu baax a baax en tant que gouvernement en tant qu'employeur en tant que travailleur parce que xam nañ ne ñu ni neen la relation avec les institutions suñu diggante ak assemblée nationale diggante gouvernement bi ak au conseil des collectivités territoriales gouvernement bi ak conseil économique social environnemental macha allah lu huilé la ndax xam nañ ne ñun ñëpp division du travail la rek mais waa réew mi rek ñun ñëpp ñoo ko sax réew mi rek la c'est que ñëpp mënuñu defandoo la même chose mais vraiment ambition benn ambition la mooy être au service de notre pays. lan ngay lancer tey population bi ci wàllu Covid 19 fi mu toll nii ñu xam ne que ñu ci bëree bëri démystifier nañ ko ba bàyyi nañu woyofal nañ daal affaire yi ndax depuis que nguur gi ne vivre avec ñoom daal am na benn façon de vivre avec bu ñu jël te Covid bi muy gën a avancer muy gën a am doole. xam nga soxna si am na benn façon dundin mooy da ngay jàpp ne boo ko dundee noonu da ngay préserver mooy li ñu naan politique de l'autruche xam nga ndax xam nga Autriche mooy picc bu ngand boobu nga xam ne yaram yi daa rëy rëy bopp bi xaw a tuuti du naaw ndax daa diis mën na daw nag lu yàgg am suuf boo ko dàqee ko pendant des kilomètres des dizaines de kilomètres bu mu toxi bu gisee pax bu ndaw boo xam ne bopp bi xëj na fa dafay roof bopp ba bu roofee bopp bi comme gisatul li ko wër rek day jàpp ne maanaam nekk na en sécurité boobu nag dama ragal ne dañ ci toll comme yëf yi mu ngi commencé metti comme mu ngi commencé yàgg on veut fermer nos yeux et nous dire que bu ñu gëmmee comme gisatuñu rek amatul c'est une mauvaise manière de faire nañu cultiver geste barrière yi mooy lan mooy bu ñuy waxtaan ñu sore woo mooy lan mooy ñu sol masque bu ñu nekkee ci espace public yi mooy lan mooy ñu faral raxasu bi bu mu set mooy lan mooy ñu gàttal tànk yi ndaje yi nga xam ne mën na ñàkk ñu ñàkkal ko solo mooy ñu xam ne ku nekk si ñun booy aar sa bopp foofu ngay aarale sa morom buñ ko defandoo comme garab feeñagul ba léegi nañu contenir pandémie bi ndax pandémie bi du dox gannaaw buñ ko yóbbaale ñi koy véhiculer mooy ñun nit ñi donc loolu buñ ko xamee jël mesures yi mën na am yàlla génn nañu ci di ci des nag mooy bu ñu paniquer gaa waaye nañu xam ne li xew day lu garaaw la te lu garaaw loolu comme ñu ngi gis mu ngi dal fii di yóbbu ay bakkan mais gis nañ tam ampleur bi mu am feneen war nañu xam ne ñun am na loo xam ne war nañ ko jéem en terme de mesure maa ngi koy wax surtout di insister ndax ñu ngi jëm ci période boo xam ne période bu am solo la ci suñu dundin muy période du tabaski di période du fête il ne faut pas que cette période de fête là mu transformé wu en son contraire pour mu bañ a am il faut ku nekk si ñun xam ne am na li la war nga cultiver ko ba mu mot. jërëjëf monsieur le ministre ban message ngay lancé tey ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi doon teewlu tey waxtaan bi ak la population sénégalaise ak les populations qui sont dans la diaspora ak ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi dinañ jot ci waxtaan bi. gannaaw bi ma leen gërëmee ci seetsi bi ngeen ñu seetsi message bi nga xam ne bëgg naa ko délivrer sama bopp délivrer ko ñi seetaan ñëpp dina suivre mooy nañ jàpp ne yàlla soxorul bu la tëjalee bunt bi rek ñaaree mu ubbil la palanteer nit tam borom xel la donc face au danger face à la difficulté face n'est-ce pas à cette contrainte majeure nañ jàpp ne waruñu renoncer mën nañ ci génn bu ñu defee li nga xam ne moo ñu war xat-xat la mais je suis convaincu que inchallah on finira par en parler au passé donc ce message là est un message d'espoir boo xam ne maa ngi bëgg ñu ñëpp ñu jëmbat ko suñuy xel ba xam ne demain sera forcément un autre jour. alors yéen ñëpp ñi doon seetaan fii ci seen édition spéciale tey comme politique comme ni ngi leen ko diggee depuis le Covid 19 ñu ngi wër secteur d'activité yëpp di xool ñi nga xam ne nii nekk nañ ci bopp askan bi yi nga xam ne téye nañ kuréel yi nga xam ne doon na kuréel yu am njëriñ ci jamono ji nga xam ne Covid 19 bi andi na ay coono yu bëri askan wi tey nag comme ni ngeen ko xamee dañ nekkoon ci le milieu du travail buñ ne travail rek daal di xalaat le ministère du travail du dialogue social et des relations institutionnelles tey nag ñu nekkoon nag monsieur le ministre mu waxtaanal ñu waxtaan bu productif constructif et positif dégg ngeen ko xam naa di ngeen ci jël ay jàngat yu baree bari donc ñuy remercier aussi yéen ñëpp ñu doon seetaan di remercier aussi ki nga xam ne mooy chargé de com ministère bi madame Diallo nga xam ne def na ba
édition bi jàll yoon macha allah nekk jigéen ju mën góor ak suñu technicienne bi Maguette la femme actuelle Louis le technicien ak ñëpp ñiy seetaan leral.net Leral TV di leen jox dig daje ci beneen édition ak beneen grand homme ak beneen secteur jërë ngeen jëf.